ma jaral na ko dem sax ba tay la ba kenam maanaam faatu sport nañ ci ànd ak Baye Ma Anta Mboup yenn kay la jukee ndax keppeek El Hadj Ahmed Aïdara. Voici Trafic News. Papa Alé Cissé. Papa Alé. Papa Alé est-ce que yaa ngi ñuy dégg. Papa Alé nekkul ci ligne bi. Papa Alé mi ngi ci ligne bi. est-ce que moom it seen yoon nekkul ci Trafic News bi Papa Alé bu fekkee yaa ngi ñuy dégg yaa ngi en direct. Papa Alé dégguñu aywa si kanam incha allah. jaajëf waay Yacine Seck ñu bàyyi la nga jëli café gi. ñu ànd seex le député du peuple El Hadj Mamadou Mansour Diop ak Birahima Diadji Touré. El Hadj wax nga ko dañu coupé signalu Sen TV ak Zik FM waa CNRA ñoom ñoo fa jaar ak Babacar Diagne seen bëgg-bëgg moo di kii di El Hadj Ahmed Aïdara bu mu defati revue de presse ak revue de titre moom mi Seck Gueye njiital Sen TV moom mu ngay xam ne kon nag lu ni mel jaay doole dëgg la nag te loolee du fi amee dàq ñu yóbbu mbiri ci yoon ndax nag ay koppar yu bari la waa D-Média di ñàkk ci lu ni mel ñu teewlu ay kàddoom ba noppi daal di ñëwaat. Ahmed Aïdara un journaliste la di def revue de presse depuis 12 ans ci ñun donc li nga xam ne moom la ñu sekkante ak moom ci suñu wàllu liggéey wàccu ko mënuñu ko di ko dàkk ndax buñ ko dàkkee ngay nekk mën na delluwaat suñu kaw donc nit soo koy dàkk day am tax na dàq ko maintenant bu fekkente ne dañuy dem ci logique boobu tamit dañu xool ci ñeent këru presse tamit ñi nga xam ne am na ay journalistes politiciens yoo xam ne liggéey voilà donc bu ñu nag ñu tam ñu bàyyi ñu def suñu liggéey ni mu waree ndax liggéey bi xëy na ñun ñoo koy ñun ñoo si gën a fës mais am na ñu bari ñu nekk si ginnaaw ñoo xam ne seen sutura li mooy seen sutura te xam nañu Sénégal salaire benn famille dañoo ci dem weeru koor dafa nekk weer boo xamante ne weer bu ñu nit di gën a communiquer la surtout agroalimentaire te balaa loolu sax fekkoon nañu signé ay contrat ak ay yeneen partenaires yoo xamante ne c'est des contrats annuels yi nekkoon di ko exécuter contrat yi duggaat également ci weeru koor bi ak yeneen yu ñëwaat suñu kaw te boo engagé ci ay liggéeyu jàmbur jël seen ay bon document jël seen ay xaalis da nga war a wàccoo ak ñoom ci li nga waxante bu dee kàddu yu tukkee ci moom mi Seck Gueye li ma si jaaxal de mooy as néew yi doon seetaan yeneen télé yi ci plateforme yi ñoom ñëpp nag kenn seetaanatu leen daw nañu dem ci Sen TV l'officiel ak YouTube Birahim moom mi dafa daanele fu am solo mu di wàllum koppar gu bari la D-Média di ñàkk ci diiru 72 heures yi ndax ay engagement yu jëloon la ba noppi ci koor gi. waaw non seulement ay engagement mais en fait dafa teg le point ci la vie des chaînes de télé privées au Sénégal. ak rajo sax muy média privé yi déjà dafa am coow loo xam ne am na mooy xam nga daanaka subventionné wuñu leen ndax li ñu woowee aide à la presse gis nga ni fii sax daanaka chaque année sax nga dégg ñu ne la Bougane delloo na leen aide à la presse wala laalul chèque bi parce que ni ñuy nattee ci aide à la presse nga yore groupe de presse bu mel ni D-Média nga am journal Tribune am rajo Zik FM am également chaîne de télévision di Sen TV am également li ñu woowee plateforme ci internet bi ak actunet.sn yooyu yëpp nga yore ko ñu ne la lañ lay jox ci aide à la presse daanaka da ngay méngoo ak mambay mi nga xamee ni bu ñu waxu jot aide à la presse këru liggéeyukaay ba mu yore woon en tout cas am nineam ak yëpp inscrire ci registre ak yooyu fekkoon tëjoon na sax mu ubbiwaat ko pour quelques jours le temps muy jot aide à la presse am après mu continuer ndax gis nañ fi ñoo xam ne dañuy jot aide à la presse te duñu sax presse wala seen organe muy dund yàggul nga ñëw ñooñu déjà la ñuy jot ci jàppale néew yenn saay sax duñ ko jot la ñuy dem di taaba dem xare pour mën a am ay publicité ci ay organe nga tëj seen kër ñetti fan mais man mii publicitaire dama ñëw pour fay la ne la dama bëgg muy jàll sama produit na jàll du lundi au dimanche bu la CNRA tëjee ñetti fan est-ce que waroon ma ko delloo man la ma la joxoon parce que dafa bokk ci la ñu signé woon comme contrat ñaareel ba tey est-ce que gis nga fi benn publicité boo xam ne mu ngi jóge ci nguur gi wala ci këru état bi ñu ne direction nangam moom moo def publicité pour D-Média am na directeur yoo xam ne bëgg nañu
jàppale Mambay ne ni dañuy leen bëgg a defal publicité pour sa matinale mais xam nga nu ñuy ragal bu ñu ko defee est-ce que duñu jàpp ni dañoo far ak Bougane Gueye Dany alors que Bougane n'a rien à voir avec cette histoire là Ahmed n'a rien à voir avec des médias su ma nee rien à voir mooy fii lay liggéeyee di fi am salaire comme yow ni ngay amee salaire comme Mansour ni muy amee salaire comme man ni muy amee salaire nga ne léegi benn nit kooku la muy def yow d'accordoo ci bëgg nga ko xeex nga ne naa tëj këram yépp di maanaam d'autres pères de famille mères de famille soutien de famille ñu nekk ci kër gi nga ne kër gi yépp sax lay tëj pour ñetti fan da nga yaakaar ne yaa ngi tooñ wala yaa ngi naqaral Ahmed Aïdara wala Bougane Gueye Dany non c'est tout le monde en plus de tous ces auditeurs téléspectateurs ak ñi nga xam ne dañuy suivre ci internet ñoo xamee ni ñoom ba ñu dammee seen onde ci Zik FM yàgg na du tey boobu avant sax ñuy wax waxu ay nguuru Macky Sall y a des gens yoo xam ne avant 2012 ñu ngi déglu rajo bi am na ñoo xamee ne bi télé bi tàkkee ba léegi mosuñoo toxu changer chaîne bu fayee sax ñu fay seen télé moo leen di gënal donc tout ce beau monde là parce que am nga yow xalaatu ne non la muy def ak na mu koy waxee bu doon dañuy xool dëgg-dëgg ci wàllu métier bi kon di nga jiitu Ahmed Aïdara jiitu ay Pape Alé Niang dem ba ci ay Ablaye Cissé naka na ngay defee revue de presse mais les choses ont changé Ahmed Aïdara woo nañ ko fi Ablaye Cissé Pape Alé Niang xam nga ñoo leen woo ci reportage Radio France Internationale boobu ñu ngi sax Médina nekkuñu fii ci ñu nekk jamono ji ci VDN bi ça veut dire que même la manière de faire la revue de presse elle peut prêter à équivoque selon certains ci ñu jàng ci par rapport ak métier bi dañ la naan ni c'est une revue de presse donc tu ne fais que lire les journaux mais dafa am leneen luñ ci toftan ndax dañ la naan revue de presse la presse lue et commentée ça veut dire donc benn moment da nga naan ni orthodoxie journalistique peut-être mayu la lii mais doxalinub àdduna dem na ba may la nga mën a def yenn tey y a beaucoup de sites internet yoo xam ne dañuy fayeeku des médias du ko fayeeku y a quelqu'un qui m'annonçait démb Laye Ndoye qui est technicien que tout le monde connaît di wër Sénégal di samp ay rajo nee na da ngay dem ci ay région nga gis rajo communautaire bu ñu xoolee cahier de charge rajo communautaire amuñu droit wax wàllu politique tëj nañ fi wala ñu artu nañ fi benn rajo il y a pas longtemps ci biir élection locale yi ne ko amoo droit wu def lii di politique même cahier de charge boobu dañ ko war a xoolaat même texte yi dañ leen war a xoolaat parce que rajo communautaire bi moo gën a jege askanam nga dem ñu ne la Pikine rajo communautaire ba fa ne ñu bari ci métier bi fii ni daanaka foofu lañu jànge foofu la ñu tàmbale nga ne ko non war a wax wàllu politique ngay am publicité lu yow ngay fayeku yow des médias ngay fayeku pour benn passage 1 minute 1 million TFM di fayeku 1 million wala 900 000 ci même publicité bi même son bi même durée bi rajo communautaire bi da la ko fayeku 600 francs ba 700 francs jàllale ko toute l'année di am loo xam ne peut-être yow doo ko ci am mais tout ça ce sont donc des textes yoo xam ne war nañ ko revoir doxalinu CNRA je vais pas revenir ci li Mansour wax illégalité lu bari mu ngi ci biir illégalité ba ci composition wu li ñuy woowee collège wu ñii jël décision te Babacar Diagne jiite leen illégalité nag weesuwul Sénégal da ngay nekk à la retraite depuis fort longtemps ñu maintenir la fenn parce que tu fais l'affaire de certains voilà ñu fàttali tuuti Elhadji parce que wax nañ ko sànq moo di bu ñu demee ci RTS ñun askan wi si boppam ñoo leen di fay ndax c'est l'argent du contribuable que jiite kër ga ñëpp xam nañ ne mooy Racine Talla te xam nañ fu mu bokk te RTS boo fa demee lu ci ëpp waa état ñoo fay jàll kon nag gënul woon jekk ci waa CNRA ñu dem a jubbanti loolu ba noppi ngir ñu équilibré nga dem Le Soleil yaa xam mbay moom moo fa nekk barki Dembo Ndiaye la liggéeykat yi di génn di ñaxtu ne na leen abal ndax jafe-jafe yi nga xam ne ñu ngi ko fiy dund est-ce que gënul woon ci CNRA mu gëstu ñooñu ba pare doog a xool leneen lu muy wax Elhadji c'est que loolu dafa leer nañ ci bëtu Sénégalais yi pratiquement loo ci wax répétition lay nekk taxawaayu RTS taxawaayu comme Yakham Mbaye mi nekk directeur Le Soleil daanaka loo ci waxaat lay nekk mais c'est-à-dire dafa mën a gën a yomb mooy kii ndey tege ay daan moom nekkam légalul donc moom waru fee nekk wax naa ko sànq dama koy répété waat li mu wax itam mooy nit ki da ngay bàyyi sa métier xel mënu koo nangu ligne éditoriale bii nii xëy na tey la soog a bon ci ñi nekk ci bopp nguur gi mais ñun bi ñu am ligne éditoriale boobu ñoom falooguñu Abdoulaye Wade moo fi nekkoon donc dafa nekk benn xeex boo xam ni jàpp naa ni
du yombalal leen ko mooy li ci indi saafara parce que ni ñuy couper antenne yi dafa yomb. ni ñuy couper antenne yi dafa yomb ñen ñoo ci nekk complice ñen ñooy ànd ak ñoom ci def boobu sale boulot boobu mais nga def ci taxaw ci li nga xam ni moom la la ci yoon jàppandalal du ñu victimiser wu benn yoon parce que da nga leen def face parce que moomuñu réew mi donc il faut nga taxaw yow jëmmal sa existence ci dëkk bi continuer sa liggéey comme ni nga ko commencé woon ba Sénégalais yi bàyyi la xel fi jamono toll nag dafa évoluer ba nga xamante ni bii dem couper benn signal foog ni mooy tax du ñu seetaan télé boobu wala duñ déglu rajo boobu njuumte mënu koo weesu. Babacar Diagne nañ ko fàttali ni jamonoy TGP du jamonoy matinalu Sen TV wax dëgg yàlla nag. wax fa dëgg yàlla ay ñu waxtaanee ba tey di soxal wàllum information fexe ba jot xibaar yi si na mu gën a yombee méccam taskatu xibaar loolee daf koy yombal. xam nga ne loolu moo sabab waa EJCOM école supérieure de journalisme des métiers de l'internet et de la communication daal di nag amal ab ndaje fii ci réewum Sénégal ñu ne loi boobee jàll na sa pencum ndayu réew ma waaye jëfe ko ci boppam mënees nañ wax ne moom moo jafe loolee nag mel ni ay gàllankoor lay andi si seenum métier ñu ànd Cheikh Mohamed Diop Mamadou Ndoye. EJCOM ci ab panel daal dinay waxtaanee lu jëm ci wàllu citoyenneté gouvernance ak nees mën a def ba mën a jote ci information. école boo xamante ne comme école bu mel ni EJCOM dafay yàgg na di organiser ay jotaay yu mel nii pour boo xamante dañuy jéem a tasaare xam-xam bi aju si wàllum taskatu xibaar ak wàllum xarala yu bees. donc EJCOM dafa nekk leader ci question yooyu et luñ ciy wundu luñ ciy jublu mooy fexe ba question yooyu noonu ñu teg ko ci débat public bi askan bi mën ko xam ñu xam seen ak yelleef parce que lu mel ni information dafa bokk ci ak yelleefu askan wi. boobu léegi nag Sénégal yéex lool ci adopté loi bu jëm ci wàllu accès à l'information te loolee dañu ko war a jubbanti ci daar gi bu ñu sukkandikoo ci Birame Faye bu Institut Panos. Sénégal dafa tardé ci adopté loi bi alors que réew yu bari. adopté nañ ko bu yàgg donc lan moo tax mbir yi bloqué Sénégal ba mënuñu ko adopté loolu lañ doon waxtaanee fii tey dafa nekk li ñuy wax instrument de travail pour ñi nga xam ne journalistes yi nga xam ne mooy seen matière première ak chercheurs yi donc loolu daal moo tax loi bi am solo au Sénégal. loi bu jëm ci wàllu accès à l'information nag bu ñu ko adopté dina may sénégalais yépp ñu mën a saisir administration ngir mën a am information yu am solo jëm ci wàllu ŋàbbin ak yorin gi ñu yore sunu réew di Sénégal. ayca ñu waxtaanee kon benn mission de suivi électoral bu Union européenne ñoom nag def nañu ak taxaw seetlu ci élection yi nga xam ne moom la ñu génne ñoom nag jot nañu woon sax def ay proposition ci présidentielle yu 2019 si gannaaw taskatu xibaar yi ni ki démb mission boobee nga xam ne ku ko jiite moo di Elva Valenciano moom nee na fichier électoral bi dafa crédible donte nag am na amélioration yu ñu ci war a def ba noppi gis nañu kon parrainage bi nag réew yu bari yu nga xam ne am na fay gàllankoor la fa andi ñu àndee Cheikh Safiatou Bandiaye. ñaar fukk ak juróom benn recommandation lu mission électorale bu Union européenne defoon ci jongante présidentielle yu atum 2019 mission bi nag di rafetlu yenn ci jéego yu nemmeeku ci yenn poñ yi waaye nag di xaar di ba léegi réalisation bi. am na ci yoo xam ni gis nañ ci maanaam ay jéego yoo xam ni acteurs politiques yi def nañ ko mën naa ci lim ginnaaw yi ñu abordé sànq maanaam financement parti politique yi. fichier électoral bi crédible na donte critiques yi bëri na ci te am na itam luñ ci war a yokk. ci rapport yi nga xam ni mission d'audit yi nga xam ni weesu nañ def nañ ko te ñoom ñëpp dañoo wax ni que fichier bi maanaam fichier bu wóor la évidemment benn dara matul nag parce que amul benn système bu parfait li nga xam ni régulièrement aussi ñi nga xam ñooy def audit bi. ginnaaw ba ñu attesté ni fichier bi fiable nag chaque fois aussi dañuy def ay recommandations maanaam pour ñu gën a yeesal. mission de suivi électoral bu kuréel gii di Union européenne di xamle ni itam que parrainage bi am na ay soppite yu bëri yoo xamante ne rek war nañ ko ci def ñoom ci seen bopp nag jot nañoo def ay propositions ci wàllu woowee. système parrainage bi ci boppam dañu waxoon ni nañu gën a yaatal waxtaan bi maanaam poursuivre réflexion bi pour fexe ba nga xam ni acteurs yi dinañ déggoo. ci maanaam ay modalités yu gën a maanaam leer gën a suuf gën a yomb surtout en fait lu jëm ci nit ñuy contrôler système de parrainage yi et aussi mu doon loo xam ne dañ koy def maanaam ci équité maanaam tollale. Elena Valenciano di fësal ni seetlu na ni que lu ëpp ci recommandation yi nga xamante ne rek mission d'observation électorale bu atum 2019 defoon nañ ko jotoon nañ ko waxtaanee ci dialogue national bi mu di lu muy rafetlu.
jaajëf Safiatou Ba Ndiaye waa Sen TV l'officiel ku ci mel ni Abi Kébé nee na waa ji il faut nañ ko laser rek comme nangul dem à la retraite nañ ko laser moom waa ji jaañ ba ndax mu toog këram. ñu dem ba tey ci législative bi ak logiciel bi nga xam ne nee nañu dañ ko renforcer ci parrainage bi loolee nag dafa mel ni saafara bi ñu ci doon ut dese na caa am ndax nag mbiru doublon yi ba tey dese na am ak saafara ndax nag kii njëkk a ñëw ma des nañu wax ne ba tey moom moo am avantage loolee ONG 3D njiit la Moundiaye Cissé nee na nag faw ñu xoolaat bu baax doxalinu li nga xam ne moom mooy parrainage bi tëralin gi ba noppi du ñàkk am na ay points positifs yu ñu ci gis ñu teewlu ay kàddoom doog a ñëw ñu waxtaanee ko. li ñu fa jëlee ci logiciel bi mooy erreur matérielle yi maanaam bu ñu juumee ci tur bi wala ñu jëm ci numéro carte d'électeur bi du tax ñu rejeté parrainage commission yi def contrôle bi dina am présence Sénat dina am présence société civile dina am présence aussi ñi nga xam ne ñooy mandataire parti mais li nga xam ne moo des ministère joxaguñu ci réponse mooy nu ñuy jëlee ki jëkk a déposé ak ci topp maanaam ordre de dépôt bi parce que loolu moo gënoon indi tension ba même tension bi amoon ci ce conseil constitutionnel ñoom amaguñ ci pexe ñun ñu ngi réfléchir ñoom tam ñu ngi réfléchir si